national mu nekk jigéen joo xamante ne si ne wax dëgg li tax ñu mujjee ko ci présentation ci délégation bi mooy que moom dafa nekk koo xamante ne si ne ñun dañ ñuy yéem ci liggéeyam ak engagement donc kon lii moo tax ñun ñuy sonn parce que ku am ku mel ne moom il faut nga def taxawaay ndax nga jéem koo nuru ndax résultat bi mu bëgg ak bi mu yéenee au moins ñu mën a dem ba am loo xamante ne si dana xaw a nuru li nga xamante ne si moom moo ñu tax mu confier ñu liggéey bi ñu ànd ci ak moom di ci liggéey di ñu ñaan yàlla ñu may ñu ci ndam waaye di gërëm suñu adjudant Mbeng bi nga xamante ne si ne moo nekk au niveau de l'arrondissement de Mbédiène mu nekk fii à Ngirilé mu ànd ak ay collaborateurs am di ñaari gan yoo xamante ne si ni tamit wax dëgg yàlla seen yitte yëpp dañ koo def 8h et quelques ñëw nañ fii ñëw fi jiitu te ñooñoo tamit li ñu tax ñu def ko moo respecté nañ heure. donc ñu ngi ñaan jël parole di ko jox suñu camarade Mamadou Niang mu wax ci wàllu délégation bi dalal leen wasalaamaaleykum wa rahmatullah. chers camarades ñu ngi leen di nuyu si turu fédération départementale bu Louga ñu fas yéene présenter leen suñu gan yi nga xam ne ñoom la ñu am souhaiter leen la bienvenue am nañu fi ñu ngi jiital si nuyoo bi le président du parti Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy mi nga xam ne lii moom moo ko waral li ñuy dox nii message la boo xam ne moom moo ko lancé woon ni na ngeen jege population bi par des actes nobles concrets et permanents moom loolu la jël pour ñu def politique boobu politique gu politicienne ñu teg ko fële tey def loo xam ni ku ko gis naw ko te mu nekk loo xam ne dafay jege population bi ñëpp di si teg seen bët jàppale population bi moom moo yebal fii tey un responsable du directoire ku ñu wax Cheikh Ahmed Tidiane Sarr mu ñëw teewal ko fi Cheikh Tidiane Sarr nag bu ko yebalee fii si Louga wax dëgg yàlla waa Louga danañ si bëgg waaye moom it dana sawar pour ñëw fii parce que mooy suñu candidat à la candidature du conseil départemental de Louga. Voilà ñu ñaan yàlla defal ko ci tawféex yàlla na nekk candidat bi nga xam ne moom la coalition bi di tànn mu représenter le département de Louga. Voilà mu ànd ak soxna Adji Faye secrétaire général national adjoint de la massification moom it muy koo xam ni ñëpp xam nañ ko ci yitteem ñëpp xam nañ ko ci taxawaayam ñëpp xam nañ ko ci détermination muy guddi muy bëccëg toujours mu ngi ci cause bi. lépp lu mu am investir na ko pour la réussite de la cause ñu ngi lay sant Adji ñu ngi lay gërëm seen présence rafet na trop réylu nañ ko trop ci département de Louga mu ànd ak soxna Dieynaba Lam moom it mu ànd ak moom ci liggéey bi depuis Dakar comme ni ko suñu camarade Dame waxee mu topp guddee na trop ñëw sax wax dëgg yàlla mais coono yëpp yàlla na fekk muy coono yiw yëpp yàlla na jul résultat incha allah ñu ngi beral nuyoo tey jégalu surtout sunu adjudant Mbeng vraiment couleur na jotaay bi présence am fii couleur na jotaay bi ak mbokk camarades yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi ñu teel a ñëw aussi bokk nañ si ñi nga xam ne ñoo fi jiitu si centre bi ñu ngi leen si sant ñu ngi leen di gërëm loolu day wane rek importance bi nga xam ne jox ngeen ko journée bi parce que loolu moom kuy woote reboisement defe naa ni yéen lay jàppale kuy woote reboisement yéen a ko sa jiitu kon ku ñëw rek dafa leen sa fekk dafa leen si jàppale. nous le parti PUR nag le parti PUR lépp loo xam ne action citoyenne la du si xaar kenn moom dafa si ma nga ca toujours ñoo ngi si nettoyage école yi actuellement nii ñu ngi programmé rentrée scolaire yi ñu dem si école yi nettoyer leen ñu ngi si don de fourniture ñu ngi si leneen donc loolu vraiment seen présence rëy na trop si ñun ñu ngi koy rafetlu ñu ngi leen si sant ñu ngi leen di gërëm di leen yóbbante si kilifa yi nga xam ne ñoo leen fi yebal ni leen yëg nañu seen teewaay et on en est très reconnaissant te danañ ko jotal ba suñu kilifa di gën a mag mooy le président du parti Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy di rafetlu présence su les secrétaires généraux de section
secrétaire général section yëpp ñëw nañu teew responsable de massification wu département bi yëpp ñëw nañu teew pour jëmbal jotaay bi ñoo ko taamu woon rek def ko dans la sobriété parce que jamono xat na te activités yi bëri na ñu ne nañ ko def dans la sobriété def jëmmal loo xam ne bu si ñëpp a tegee ba xam ne l'essentiel mooy reboiser samp ay garab mais suuxat ko ba mu meññ ba nit ñi di si jariñu loolu mooy sunu yitte mooy sunu solo daje tey donc ñu ngi rafetlu bu baax présence suñu doyen suñu responsable suñu encadré suñu lépp muy Oustaz Mbaye Diop mag la waaye tàyyiwul si daray parti bi tàyyiwul si daray événement yi nga xam ne ñu ngi koy convoqué même réunion dafay ñëw lu événement ndaw bu ko yëgee rek dafay ñëw donc loolu Oustaz sa présence si suñu biir dafa ñuy encourager daf ñuy dolli force ñu ngi la si sant ñu ngi lay gërëm di remercier aussi le secrétaire général de la commune de Louga moom mi nga xam ne moom la ñu fekk si tey fii muy Oustaz Ahmed Sow notre camarade Ahmed Sow sa taxawaay am na solo trop vraiment ñu ngi la si remercier ñu ngi lay jaajëfal di ñaan yàlla rek yàlla dolli wér dolli kattan dolli sutura camarade Amadou tous les doyens du parti ñu ngi fii tous les membres du bureau fédéral ñu ngi teew ak la commune de Louga def seen mobilisation pour ñëw jëmmal jotaay bi vraiment ñu ngi leen si sant ñu ngi leen di gërëm tey nag lancement bi la ñuy def fii bu ñu paree ñu ngi ñaan ñëpp ñu dugg si oto yi rek dem Kelle Gueye ñu def reboisement bi foofu bu ko defee ñu continuer ku nekk continuer waat say activité ñu ngi jégalu si kaddu yi parce que itam dafa naaj te guddal du jaadu ngeen baal ñu wax salaamaaleykum. merci camarade Mamadou kon ñu jox parole bi rek ki nga xamante ne si ne tamit wax dëgg yàlla ci wàllu liggéey bi mi ngi ci def lu am solo muy sunu camarade Mansour Fall. ngeen baal ma rek kàddu gi dama bett ndax man waxajuma ko woon waaye comme ay kàddu dalal la rek xam naa du gudd fi Mamadou jaar jaruma fi jaar ndax tudd ni ñu war a tudd ñëpp xam naa dañuy am kontaante rek di remercier ñëpp di ñaanit engagement bi incha allah ñu gën cee taxaw ba lépp loo xamante ni parti bi tëral na ko rek pour le département de Louga même au territoire national même international waaye ñun comme fii la ñu nekkee ñu gën a taxaw gën a yokk taxawaay ci activité yëpp rawatina yu demee nii nga xamante ni ay activité sociale la yu mën a dimbali nit te it yàlla dogal ni réew mi di réewum diine ak diine bu mu mën a doon te jàpp na ni suuxat garab lu am solo la boo defee kon ñun ñëpp ñu taxaw ci rek incha allah gan ñi Mamadou jaar na ci seen tur muy adjudant ak ñi mu àndal ñu ngi leen di remercier bu baax di leen jox loxo nag ci bépp activité boo xamante ni jàpp ngeen ni war nañ cee mën a contribuer rek incha allah ñun ñëpp ñu ànd contribuer ci bu baax a baax bu ko defee ñu ngi jégalu bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah. waa kon ñu jox ko parole bi sunu adjudant monsieur Mbengue bu ko defee mooy mu am kàddu yu ci dénkaan. asalaamaaleykum merci kon comme ni ko gars yi waxee rek ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di rafetlu jataay bi ndax jataay bi doon na jataay boo xam ne am na solo trop ndax mbirum affaire eaux et forêt moom mbirum garab environnement kooku moom bu ñu ci woowee toujours dinañ ci sawar lool pour ñëw waxtaan seeg nit ñi demee ko leen si donc am na solo trop ñu ngi koy rafetlu te suñu xel sax xaw na dal ci affaire yi bi ñu gisee ñu ñëw gis coloration bi tey gis fii ni mu vertee nii kon xam ne mbirum environnement am na fi solo kon ci kii kooku sawar nañ ci rafet na waaw garab nag dafa am solo trop ci kii ndax temps yi yëpp ku seetlu gis tàngoor bi ni mu méttee fan yi nga xam ne kon mbirum environnement am na fi kii quoi te loolu garab bokk na ci lu koy suuxat di fexe ba mu mën a changer ndax temps yi variation climatique moom foo toll ci monde bi moo nekk actualité kon bu ñu demee ba di ci jublu di defar ay garab di ko mën jëmbat pour xeex loolu kon loolu am na solo waaw te di leen rafetlu bu baax jataay bi ni ngeen ko kiyee ak li ngeen initiative yi ngeen jël waaw parce que am na solo kon ci turu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu fi yebal ñu ngi leen di kii di leen gërëm di leen remercier ci loolu
di ko rafetlu waaw merci beaucoup. ñu jël kàddu gi ñu daal di koy jox sunu camarade soxna Adji Faye muy sunu secrétaire national bu communication asafla bu massification ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyoo di ziar bu baax a baax di rafetlu jotaay bi di baalu ak képp ku fi nekk ndax man damaa wax ne nit lenn nga ko mën a sàcc te mënoo ko delloo mooy tempsam benn minute boo ko jëlalee nit war nga ko jégglu moo tax kon mes respect baal leen ñu àq bu baax a baax te xam ne tey la ñu njëkk a gisee waaye tey la li di mujjee am incha allah parce que li ko waral mooy day am loo xam ne ci événement yàlla moo la ciy nattu parce que bu dee ci temps ñun ci suñu organisation xamuñu lu dul respecter heure xamuñu loolu kon bu liy ñëwee dal ñu tey dañuy jàpp ne nattu la rek te yoon bi dafa nar a baax moo tax mu demee nii moo tax ñu ngi leen ciy jéggalu bu baax a baax te di ñaan ngeen di sàkku ngeen wax ñu ne jéggal nañ la parce que dafa am benn imam boo xam ne sama xarit la imam Samba day wax ne baal leen ma àq ju dul jeex te déggoo ku la ne baal naa la dalul xel moo tax kon jéggal leen ñu te ñu bëgg ñu dégg suñu nopp ngeen ne jéggal ngeen ñu waaw kay alhamdulilah tàcc leen seen bopp waaw xam naa ñu ngi nuyu ñëpp di ci jiital ki nga xam ne moo ñu fi tax a daje waaye ci jëmm ñuy remercier di nuyu imam Diop ñu ngi ziar bu baax a baax ñoo bi ñu koy teg ci loxoom mu jàllale ko ñëpp ku ci nekk am ci sa wàll xam naa li nga xam ne moo ñu fi dajale tey nag mooy activité de reboisement nag politique taxu koo jóg mais bu fekkee ne ñi nga xamante ne bii dañ koy jëmmal fekk na am na lu leen dab ci seen yoon ñu ngi politique loolu moo fi feeñ mais ñun ki nga xamante ne moom moo joxe ordre pour que lii mën a nekk tey dañu dajeeg moom ci yeneen séance moom xam na ne jëmmal li nga xamante ne bi mooy activité bi moo ñu ñor mais duñ ko politiquer xam nga lu tax parce que tey bu fekkee ne da nga am benn acte booy posé te acte bi war a am jeexital loolu tënkuñu ko ci temps tënkuñu ko ci espace moo tax ci kàttanu yàlla fas nañ yéene fépp foo xamante ne fii mën nañ ko faa def ci Sénégal dinañ ko fa def te dina am suivi loolu moo nar a def la différence entre ki nga xam ne daf koy def pour politique ak ki nga xam ne daf koy def parce que dafa jàpp ne lii daf ko war a def ambition yi du benn fépp foo xamante ne fii jox ngeen ñu garab ñu jëmbal ko fa ci kàttanu yàlla bu leen neexee na am suivi suñ ko waraatee dinañ xam ne lañ ñu joxoon jaarale nañ ko fa mu war a jaar parce que loolu moo ñu fi bàyyi loolu moo tax ñu sañ a wax ne nañ ñu jox suñu wàll te ñoom tam ñu nangul ñu ko ci noonu parce que munoon nañoo jàpp ne bu doon ci coloration rek la ñu jàpp ne xëy na ñi bokk ñu ñun mais ñun la ñu laajoon sax dañ ñu jox ba jox ñu lu ëpp loolu dinañ leen won ne nag ñun lii lañ ñu ci lii lañ ñu tàggat ñun lii lañ xam liggéey pour askan bi liggéey pour que képp ko war a jëriñu xam nga tey wax nga réchauffement climatique xëy na am na ñoo xam ne sax duñ ci bàyyi xel duñu bàyyi xel ne ku ci nekk am na lu tuuti loo mën a def lu tax réchauffement climatique boobu wàññeeku jëmbat garab ci la bokk di ko suuxat ba mu mën a yegg fenn fi ci la bokk fexe ba nga xamante ne bii liy sonal aalam bi du jóge ci sa loxo ci la bokk mbuus mii di taxawaalu nga fexe ba yow doo bokk ci nga xam ne dañuy polluer la nature nga fexe ba démb ci oto bi ma nekk dañuy dem ba si yoon bi rek chauffeur bi am kii bu mu génne jox ko xale bi ne ko na ko sànni ci biti fekk maa ngi yor course ma ne ko noonu xëcc ko na ma ko jox bi ma paree bi may wàcc fii ma conseillé ko ne ko dama lay ñaan soo ametee lu mel nii na nga ko garder ba nga dem ci mbalit nga takk ko nga sànni ko mais bul ko sànneeti ci biti wax ak moom ba mu ne ma d'accord ma am ci sama biir xol benn satisfaction morale parce que en tout cas j'ai fait ma part ndax dina ko suivre xaw ma mais man j'ai fait ma part donc loolu moo tax ñu wax ne affaire bi c'est un engagement boo xam ne il est global du reboisement bi rek mais reboisement bi ak leneen parce que dañu gëm ne li war a mën a dimbale planète bi suñu loxo mu ngi ci conscient nañ ci te ñu ngi ciy def liñ ci mën loolu nag moo tax ñu di leen jéggalu ci temps bi ñu jël mais ñuy kontaan ci li ñu wóor ne ñun dinañ apporter suñu contribution ci li nga xamante ne bii mooy politique bi nga xam ne moo concerné environnement dans ce pays là parce que yàllaa ngi dogal tey ñu ngi Louga su ngeen ñu woowee Kébémer dinañ ñëw ngeen woo ñu Saraya dinañ ñëw maanaam amul fenn benn contrée dans ce pays boo xamante ne duñ fa teew ci kàttu yàlla def fii te yaakaar naa loolu moom moo am solo moo tax kon yal na ko yàlla mottali ñuy ñaan nag képp koo xam ne yaa ngi fi teew man dama doon ñaan ku ci nekk am sa bos bopp xam nga boo xamee ne yow bii garab yow yaa ko moom yow yaa koy arrosé suñu ñëwee def suivi ñu xool ana garabu kan moo dee doo ko nangu dëgg la wala du dëgg
man de du ma nangu ñu ni sama garab moo dee moom du ma nangu sama bos bokk ci loolu. kon nag na ko ku nekk jëlee noonu nga xamante ne bu déwénee heure bii du jar cérémonie dañ koy def rek topp ko suivre ba bu ëllëgee ñu mën a wax ne ah ñun kat tant de garab lañ fi jëmbat tant de garab lañ fi suivre tant ak lii ak lii ak lii la joxe. loolu moo ñu yitteel mais ce n'est pas la couleur yàlla nag moo xam boole garab dafa verte waaye pur aussi dafa vert loolu du ñun loolu moom yàlla moo ko def ça c'est pas nous waaye loolu dafay wone rek ne ba tey am na loo xam ne buñ ko toppee la ñu bëgg incha allah ci solution daañ ko am ñun de loolu la ñu gëm parce que adepte environnement lañu loolu moo tax ñu tànn lii yal na ko yàlla mottali ñu ngi remercier ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax nag ne comme fii la ñu war a defee lancement bi na ngeen fexe ba jeexital bi na feeñ ci yéen loolu rek lañ doon wax ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziar di baalu ak asalaamaaleykum wa rahmatullah. te information bi defe naa ne jàll na loolu rek lañ ci bëggoon kon xam naa ne dañuy jël kàddu bi rek daal di koy jox sunu camarade waa nee na ngeen tàccu nag EG Ahmed nee na ngeen tàccu bu baax a baax a baax parce que tamit dafa mel da ngeen a xaw a set ñu jox sunu kilifa sunu oustaz Mbaye Diop bu ko defee ñu jox ko ñaari kàddu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi nuyu nañ leen masawu leen ci déplacement yi masawu encouragement ne moom déplacement la boo xam ni la cay metti lépp mooy jur li ni seenu di rafetlu jataay bi li ko waral te mooy lancement wu hamla tashjir waaye gën caa rafetlu itam tànn fii pour ubbee ko fi wax dëgg yàlla am na loo xam ne kuñ ko moomale ne la ñëw nañ tàmbalee ko fi yow da nga bég yàlla def na ko ah muy loo xam ne nag daje bi am na ci solo kàddu yi am na ci solo waaye xam ko bu baax a baax a baax ba bu ëllëgee lii soxna si wax siiw bi mën a am moo ci am solo xam nga yàlla niit a ko saf bi mu ko fi daal indi mu waajal ko ba yi war a daje yépp daje mu dal ko fee indi waaye it ni ko nit safe dafa mel ne gàncax da koo safe noonu ndax al anasiru arba ñi nga xam ne ñoo composé nature bi ndox ak suuf ak ngelaw ak safara lu noonu la muy tàngaay sunu borom planète bi nu nekk muy suuf bi mu ko fi indi ci coobareem wax yi bari na am na ñu ne dafa xappatikoo ci jant di dem ba solo ko espace boo xam ni mën naa stable mu yëngu foofu daay taxaw foofu nekk na fi ay millions d'années kenn mën cee dëkk ndax tàngoor wa mu jógee ci jant ba yi waxee am na ñu wax loolu waaye sunu borom ndeke am na lu mu fiy waajal te nit mii moo tax moo indi suuf daal di indi ndox ndax lu nekk mi ngi ko bind muy dunde ci ndox aleykum salaam bi mu indee suuf ak ndox waajalee ko garab gàncax daal di indi gàncax implanté ci kaw suuf si naat lool tooy lool saf-sap gàncax di dundin bu gaaw te rafet waaye nag suñu borom lu dem bay bëgg a beew nag dana ci sàkk pexe ba affaire ba ëppee mu indi li ñuy tudde bàyyi ma installé fi muy lekk ci gàncax gi di naan ci ndox mi di dox ci suuf si léeg-léeg sax benn bàyyi ma dund ci morom ja waaye gàncax rek moo ma tax di wax nag ndax yeneen car yi du ma ci jëm bi nga xamee ni nag gàncax mel na fi ni mu war a mel nag mu xam ne nit mën na fee dëkk mu indi ko fi parce que su fi gàncax nekkutoon yeneen yëpp suñ fi nekkoon te gàncax newu fi itam nit du fi mën a dëkk kon lañ cay dégge mooy nun suñu dund ci kaw suuf
bala muy mën a stable am sécurité ba mën a ba suñu bien-être mën a am mooy mooy garab yi am fi te kemta laayal nu fi garab yi toll mel ko fi ci toppatoo ak leneen noonu la suñu dund di mel waaw kon su ko defee nu bàyyi ko xel bu baax garab nag yàlla kon moo am xikmaam ba loolu likkali ko ak doomu aadama ba doomu aadama mënul dund te garab ñëwul ah mais garab rekk sax dundam du neex te doomu aadama newu fi waaw mu bàyyi ko fi def leen fi ñoom ñaar garab am lu muy dégager doomu aadama di ko xëcc muy defar dundam doomu aadama di am lu muy dégager garab di ko jëfandikoo muy defar dundam ñuy ànd muy équilibré kon boo ci bàyyi mu daanu rek moroom jàng ci yoonu daanu loolu moo ci nekk ah am na benn xasida bu ma defoon ci garab bu dul kii ngeen may ma liir ko ndax arabisant yeeg ñooñu rek ko defee moom nag moo waroon nekk waxtaan wi waaye comme waxtaanoon dañuy lancement rek ñu kii ko waxoon fii nii alhamdulillahi wassalatu wassalaamu ala sayidina muhammad sayidil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man baayacuhu minhum taxta sajari ومن بايعوه منهم تحت الشجر ومن اختفى بعدهم بالأثر من أهل الحضر والمضر يوني ما عندي بيتي رك سبحان من خلق الأشياء على قدر لحكمة ربط الإنسان بالشجر علاقة المرء بالمنبوت بينة لمن تدبر منذ نشأة البشر علاقة تنجلي لمن تدبرها علاقة الروح بالأبدان في النظر لا يصلح الجسم دون الروح لا وكما لا عيش للشخص دون النبت فاعتبري يمدنا أكسجينا منعشا رئة ويأخذ العيش من الكربون ذي الخطر هذا التبادل للأكياس تذكرة تبدو بها عبر للناس فاختبري سم لذلك هذا وهو فائدة لذاك أكرم برب الخالق القدر فضلا عن القاس يجلي خضرها بصرا ويرشد الميل نفح الورد والزهر في العلم نحتاج للأقلام أو صحف من أين لولا نبات الله فافتكري وفي التداوي وفي الأقراص مصدرها من النبات فنعم النبت للبشر هنا نعد له الأنواع مجملة منها الزهور ومنها النجم والشجر فحكمة الله في الأشجار معجزة يرتادها معمر الغبراء بالشجر شجر كل من البيت والبيئات أجمعها في البر والبحر والأثواب والبقر في حاجة ماسة لا شك دون غنى عن النبات وعند البرد والحرر وساهمت أي النباتات وساهمت في رسالات السماء مددا للجيش حكما على السحار والكفر شبعا لدى الجوع تأنيسا لموحشة حماية لوليد اليوم من ضرر ينتهي الله موسى ففلك نوح وتابوت لسيدنا موسى الكليم وفي الإغراق من الخضر وخرقها ونخلة ابنة عمران بحزتها تساخطت حولها الأثمار من تمر عصا سليمان موسى أي عصا موسى عصا سليمان موسى ثم قصة سمعون بطالوت
نستكفي بذا القدر. وفوق هذه القضايا كلها وردت عن الرسول سراج الخلق في الخبر سعي العباد بالنزع الروح منقطع سوى ثلاث فإحداها لفي الشجر ما من فتى مؤمن من خير مزرعه إطعام طير وإنسان من الخضر إلا له فيه من ذي العرش خالقنا أجر الزكاة. لهذا السعي فاشتمري لله ربا خصنا كرما فوائد النبت يحيي الأرض بالمطر. لله ربا يحيي الأرض بالمطر خصنا كرما فوائد النبت فما على العبد إلا شكر نعمته بالغرس والسقي في التشجير ذا حذر ولا تحتم نباتا دون ما سبب من جلب خير وتنفير من الضرر سمده شذبه لا تغفل ولا تهني ونوعا في اختيار الغرس والبذر تنل ثواب تسابيح منوعة ورغدة العيش وتنل رغدة العيش من الأغصان والثمر صلاة ربي على المختار فائقة نفائح الورد تحت الندي والعطر كذا الصحابة من لله بيعتهم حقا لدى شجرة الرضوان ذي الخبر مرتاح نبت مرتاح للنبي فالله بجنته وكاتب كامل الآداب للزهر وقال عبدك شكرا في تأمله سبحان من خلق الأشياء على قدره. ما شاء الله بلون كونفرنس نك نتكلم كو واي يلا دي توفيق ما شاء الله. waaye ñu jaajëfal oustaz baax a baax tàccuwaat ko bu baax a baax li taxoon présence am ñu doon ko sàkk luy la parce que tamit liñ fi wàccee enseignement bu mag a mag la te am na solo yal nañ fi yàlla yàggal suñu kanam yal na yàlla barkeel xam-xamam di barke kilifaam wax dëgg yàlla dañ koy sagoo dañ koy jiitaroo parce que tamit li muy def ci mission bi buñ ko nee camarade mu nangu buñ ko nee oustaz mu nangu waaye buñ ko kalee ci njaay njóobee di tim tabarakallah mu nangu parce que ku oyof la yàlla na ko yàlla yàggal xam naa ne kon mi ngi naaj te mi ngi guddi xanaa kon ñu jox sunu camarade Ahmed Sow section Louga moo àggale ci ay quelques kàddu bismillah. yéen ñëpp di beral nuyu adjudant ak ñi mu àndal ñëpp te di leen jégglu man je préfère bàyyi sama kàddu ak camarade Cheikh Tidiane Sarr li may ñaan mooy ngeen tàcc ko mooy suñu candidat à la candidature applaudissez fort très fort encore voilà. waaw xalma bala ñoo jox kàddu Cheikh Tidiane ñu présenté benn mbokk wax dëgg yàlla mooy góor gi toog mi ngi tudd Madiaw Diop dëkk Ndiobène Bataar dafa dégg journée reboisement bi mu ne pourquoi pas moom comme ci day yëngatu ci wàllu garab sunu mbokk waa eaux et forêts yi di ci def taxawaay ba jox ñu ci 220 arbres ñu war koo jëmbat 220 arbres yóbbu moom yàlla dogal mu indil ñu waat 4 yoo xamante ne si ne benn bu ci nekk wax dëgg yàlla bu ñu xoolee plante yi xam ne lu am solo la Madiaw Diop Ndiobène Bataar ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy sant di ko gërëm ci li mu def parce que toujours nee na dafa dégg ñu wax journée bi rek moo daan ne xaaral moo indi ay garab participer ko defe naa ne indi na fi ay siddéem ak Dakar nee na Dakar bi sax wax dëgg Dakar bu gaaw a ñor la kon ku ci dem rek pour solliciter ko boo demee ci yooyu da nga ci mën a am yu baax a baax yóbbu ko sa kër kon ñu tàcc suñu camarade Cheikh Tidiane Sarr mu nekk responsable li nga xamante ne si mooy communication moo ko yore ci wàllu parti bi encore nekk tamit dañ koy investir au niveau fii ci Louga département bu Louga kon ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah
ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci turu son éminence et son excellence le président du parti le professeur Serigne Moustapha Sy di nuyu aussi di représenter les membres du directoire du parti ci journée de lancement officielle campagne de reboisement bi nga xam ne waa PUR ñoo ko initié di beral nuyoo adjudant Mbengue di ko remercier pour sa disponibilité di remercier ses collaborateurs ci teewaay bi ñu fi teew ndax li rafet na rëy na tout à l'heure maa ngi leen di wax ne leen yéen xam ngeen ne vous êtes au service de la nation parce que l'acte que nous posons aujourd'hui c'est pas un acte politique ou politicien c'est un acte citoyen te loolu ngeen xam ngeen ne jëmbat garab c'est pour la communauté c'est pour les êtres humains c'est pour tout court les êtres vivants c'est pour les écosystèmes c'est pourquoi vous êtes là soyez-en remerciés. Merci beaucoup. Également nous remercions ñi ngi sant bu baax responsable national massification muy soxna Adji Faye suñu xuloo waale la waaye nag jàmbaar la vraiment tout le parti ñi ngi koy sant ci liggéey bu remarquable bi muy def pour appuyer parti bi ci façon bi mu ko mënee yàlla na àggale ak sago liggéey bi ñu ko dénk di sant aussi et di rafetlu la présence de docteur Dieynaba Lam mi nga xam ne nii moo ko accompagné ñu jël nuyoo yooyu yëpp teg ko ci loxo suñu secrétaire général de la fédération départementale de Louga muy Mamadou Niang di ko sant bu baax moom it ni muy manager le département ak taxawaay bi mu am pour renforcer le parti dans le département de Louga mais di remercier aussi tous les secrétaires généraux de communes yi nga xam ne nii ñoo fi teew de section yi fi teew mais en particulier ñuy sant le camarade Ahmed Sow bi nga xam ne mooy secrétaire général commune bu Louga vraiment moom it ci taxawaayam di ko sant bu baax a baax di sant suñu oustaz Mbaye Diop nga xam ne vraiment ñun ñëpp mooy suñu encadreur di suñu oustaz di nuyu tamit sëñ Mansour Fall mi nga xam ne liggéeyam ci yëf yi aussi am na solo dafa naaj ba pare te li ëpp solo mooy ñu procéder au lancement officiel te ñu jóg jëmbat garab yi tout à l'heure adjudant wax na li garab di jariñ Adji Faye wax na ci oustaz Mbaye Diop wax na ci bi muy wax xasida bi léegi wax na li ci suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ci importance su garab wax ne amul benn jullit benn mbindeef bu jëmbat garab gi picc lekk ci wala nit lekk ci wala bàyyi ma lekk ci wala mu jariñu ci lu dul yàlla bindal na la ci loolu tuyaaba. Il y a un proverbe africain qui dit que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. nee na ku jëmbat garab laata ngay faatu sa dund am na njariñ yaakaar naa nag kon tey ñun ñëpp war nañoo marquer suñu présence ak suñu passage sur la terre en plantant un arbre au moins su ko defee ndax jëmbat garab yooyu dafa am njariñ yu bari yu muy indi dana xeex lu ñu tuddee désertification dana xeex réchauffement climatique bi ngeen doon wax léegi les gaz à effet de serre te mooy li xew ci àddina bi nit ñi nee nañ tàngoor bi dafa yokk tàngoor boobu yokk day tax li nga xam ne dafa nekkoon glace lépp commencé di seeyaay boobu muy indi sax ba ci inondation yi tout est lié kon nag nit dana poser acte bu ndaw jàpp ne loolu amul njariñ mu jur njariñ bu mag mais nit dana poser acte bu ndaw yaakaar ne wàññiwul dara mu yàq gu rëy te bi ñu suñu borom di interpeller ne zahara al fasadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydi nas ne yàqu-yàqu feeñ na ci géej gi yàqu-yàqu feeñ na ci jéeri ji muy ci continent bi ak ci espace maritime bi te nit moo ko fa yóbbu nit kooku nag yàq kon su wëlbati koo war a defar yaakaar naa loolu am solo la te loolu ça s'inscrit dans les enseignements du responsable du parti de l'unité et du rassemblement Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha Sy. Le message qu'il a donné aux responsables du parti mooy nañu jege population yi poser ay actes yuy jariñ population yi te lii dafa bokk ci actes yi tax
population bi xam ne politique bi ñuy def Sénégal yemul rek ci dem ci plateau de télévision yi di dagga santé ak di wax mais politique mi ngi commencé ci lan nga yéene sa askan te li nga yéene sa askan danga ko war a jëmmal te jëmbat garab mooy yéene nga sa askan yéene nga sa askan mucc ci bekkoor yéene nga sa askan mucc ci tàngoor wu métti yéene nga sa askan mucc ci ay jéye yoo xam ne nii bu garab amul jéye yooyu dafay wàcc suñ kaw kon nag encore une fois lii ñu def PUR def ko teg ko ci enseignement wu kilifa gi li muy tekki mooy li intéressé PUR dëgg mooy ñu xam ne réew mi ñoom ñoo ko moom ci lañ bokk te am na lu mag luñ ci war a jouer yaakaar naa tey jii kon adjudant lii moo nekkoon kàddu yi di sant ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp te couleur verte bi nga xam ne nii mooy suñu couleur dafa am lu muy wane li muy wane mooy PUR léppam dafa verte te dafa yéene Sénégal naataange te garab dafa bokk ci liy symboliser naataange kon journée bi ñuy lancé officiellement tey muy jëmbat garab loolu dafa am lu bari lu muy tekki kon nag maa ngi yaakaar ne incha allah ci locales yi ñu jëm tout le département de Louga toutes les communes du département de Louga seront vertes au soir du 22 janvier 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup. waaw